sama mbokk yi asalaamaaleykum man Mody Niang ma dellu si di waxtaan ak yéen sama mbokk yi ne Sénégal ak sama mbokk yi nekk bitim réew sama waxtaan bu mu jiwee nag maa ngi ciy jégglu ngir dafa xaw a gudd waaye keroog mënutoon a ñàkk waa jooju ma ko dégloo muy wax millions yi ko Ablaye Wade di jox ay millions dama ko déglu mbir ma naqari ma lool rek ma tàmbali wax ca la may xalaat waaw xaw moo ni sax noonu la guddee parce que la ma ca waroon a wax dafa bari te kooku ñu naan Ablaye Wade li ñu war a wax ci moom kenn xamul nu mu toll kenn mënu koo jeexal liñ mën a wax ci moom sax ku ko wax danañ la waxkat nga kon nag maa ngi koy jégalu dama fas yéene rek waxtaan wu mel noonu ma koy def léeg-léeg li ma ko duggee mooy sunu bokki Sénégal dañoo gaaw fàtte am na ñoo xam ne sax duñu fàtte waaye dañuy romb loo xam ne lii musiba la waaye seen yoon te comme jàpp nañ ne Ablaye Wade moomu ak ñi ñu tuddee doomam muy Idrissa Seck muy Karim Wade muy Macky Sall mii ak ñooñu ñu àndal seen xel a ngi ci dajale leen ba bu naggee 2024 Macky Sall troisième mandat bii nekk ci xelam bu ko Sénégalais yi nangulul te jàpp ma ne Sénégalais yi danañ ko nangul buñ ko nanguwul ñu jéem a tànn ci seen biir ñooñu ñu tuddee famille libérale jël ci kenn ngir mu wóotu ko te bu boobaa Sénégalais yi bu ñu nangul Macky Sall troisième mandat wala buñ ko nanguwul keneen ku jóge ci ñoom nun nangul ko 2024 mu wóotu ko bu boobaa danaa ne nun Sénégal tooñ nañ sunu borom bi tooñ ko métte ñooñu diggante 2000 ak 2024 gii nu jëm danañ fi def loo xam ni lii lu jéggi dayo la Sénégalais yi dañ ko war a xam 2024 dañu li tubaab naan débarrasser le plancher dañ leen war a balee jële leen fi teg fii koo xam ne kii danañ yaakaar ne loxo yi set na dana fab réew mi quand même teg ko ci yoon am na ñu naan Sénégalais ñëpp a yem ñi fi nekk ak ñii ñëw ñëpp a yem xam nga loolu boo ko dugalee ci xel yi nit ñi mooy bon nag comme ñëpp a bon ñii fi nekk nañ leen fi bàyyi loolu bu ko kenn gëm fukki million ak juróom-benn Sénégalais benn jigéen wala benn góor bu jub bu mën a yor réew mi amu ci loolu man gëmuma ko bu ko kenn gëm nan gëm ne nan yaakaar ne 2024 mën na noo teg ci bopp réew mi koo xam ne kii na njariñul réew mi rek mooy doon yitteem ku jub lay doon kuy fab réew mi teg ko ci yoon lay doon man de nan ko yaakaar mën naa ne waaw looloo tax may def di duut baaraam wala leen Ablaye Wade mii mooy kan Idrissa mooy kan Karim mooy kan Macky moom yéen a ngi koy dund dafa doy ci ñooñu waa loolu daal moom tax léeg-léeg ma waxtaan ak yéen sama bokk yi li may waxtaane tey monument de la renaissance africaine ñëpp a ngi koy dégg mi ngi fii ci Corniche Ouest ci wetu Mamel Ablaye Wade da koo tabaxlu am na sañ-sañu tabaxlu ko sax waaye bu ko jaaree ci yoon am na sañ-sañu tabaxlu ko waaye ni mu ko tabaxee ca fam tàmbalee ba fam mujje ci aw fen wu mag a mag la taxaw ak jalgati yoon ma ni monument de la renaissance africaine bii Ablaye Wade tabaxlu ci fen la wéeru fen wu rëy ak jalgati yoon fa mu tàmbalee ba fa mu yem danaa leen leeral loolu lépp te li ma leen di wax du lu ma fent bu màggee ca mujj ga danaa leen ko wax dafa waxtaan ak nit kenn ku jotewul ak état dara jotewul ak nguur dara mënuma bañ a tudd turam nag jotewuma ak moom dara man Ablaye Wade laa ma la affaire muy mbakki yu fay Ablaye Wade jël ci suuf si nekk diggante aéroport ancien aéroport de Dakar Yoff ak Wokam di suuf su yaatoo yaatu Ablaye Wade jël ca
juróom fukki hectare ak juróom benn ak lu topp juróom fukki hectare ak juróom benn ak lu topp 56 hectares et poussière hectare bu ne 10 000 mètres carrés la mu fab 56 hectares yooyu jox ko kii ma leen wax ñaata la ko joxe 4300 francs le mètre carré mètre bu ne juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk matul sax junni mètre bu ne 4300 mètres carrés nee naay pour mu financer monument de la renaissance africaine boobu la ca war ci xaalis di 12 milliards moom waa jooju mu jox 56 hectares yi bu ko jaayee na ca jël 12 milliards jox ko ña koy tabax muy ay coréens ma tudde leen des coréens sans visage coréens yu kenn xamul nu ñu mel ak fu ñu jógee kenn musu leen man de musuma leen a gis donc mu jox ko 56 hectares juróom fukki hectares ak juróom benn ne ko bu ko jaayee na ci jël fukki milliards ak ñaar jox ko coréens yi war a tabax monument de la renaissance africaine boobu fen wu njëkk bi dafa ne da ko jox 56 hectares yi ci li ñu naan dation de paiement ci loolu la ko joxe juróom fukki milliards yi ak juróom benn muy fen wu njëkk li tax ma wax ko na waa gaa yi Ablaye Wade dinañ déglu aw fen wu rëy da ko jox dation de paiement lu mu doon lii mooy dation de paiement ma jàngal leen ko ci tubaab tekkil leen ko la dation de paiement est une opération juridique par laquelle en paiement de tout ou partie du montant de sa dette un débiteur cède la propriété d'un bien ou d'un ensemble de biens lui appartenant dation de paiement mooy lan yow moo di ñang da ngay ameel bor nit bor bu xaw a sakkan dem ba mënoo koo fay borom bor bi di la sëkkatal amoo pexe nga jël ci sa am muy kër muy terrain muy leneen loo xam ni yaa ko moom nga fab ko dugal ca bor ba loolooy dation de paiement nga amee nit dem ba jëkki jëmmi jamono fayoo ko mu sëkkatal la yoruloo ko fay ci saasa nga fab ci li nga moom muy kër muy terrain nga dugal ko ca bor ba loolu de la Ablaye Wade ne moom la jëfanteeg waa jooju ma tudd waaw Ablaye Wade ban bor la war a ameel kooku ba di ko fay jaaree ko ci li naan dation de paiement ban bor la Ablaye Wade président de la République war a ameel kooku ba di ko jox 56 milliards 56 hectares bu ko ameeloon sax même bu fekkoonte ne Ablaye Wade ameel na kooku bu koy jox lu moom la koy jox son bien à lui te lim ko jox muy terrain yoo xam ni yi nun xeeb yi noo ko moom Ablaye Wade moomu ko président de moomu ko constitution dafa wax ni les ressources nationales appartiennent au peuple sénégalais alors maanaam suuf si maanaam phosphate maanaam ndox mi maanaam fer bi maanaam wurus bi loolu lépp sénégalais yi ñoo ko moom constitution moo ko wax bu ko wur sax xel da koo nangu noo ko moom Ablaye Wade jël ko amu ci benn sañ-sañ jël 56 hectares jox ko waa ji ci fen wii ma leen wax ci 4300 francs le mètre carré loola rek la féete ca sowu mu jox ko keneen ku ñu naan Cheikh mënuma ko bañ a tudd Cheikh Amar la féete sowu gannaaw 56 hectares yi mu jox ko Cheikh Amar la féete penku mu daggat ko ay parcelles tàmbali di ko jox ñam ko daan jox rek jotul àgg mu ñàkk nguur gi waayam jooju wutu ko di Macky Sall wéel loola parcelles yooyu ñu ko jox ñañ ko daan jox mënuma leen a bañ a tudd jotiwuma ak ñoom dara waaye moo xew inspecteur des impôts inspecteur des domaines magistrat inspecteur des douanes sunu sëriñ si ñenn ci sunu sëriñ si
ay généraux et cetera ñoo xam ni déjà am nañ lu ñu jàpp am nañ ko nga fab li nu moom jox leen ko pendant ce temps ñu mel ni Mody Niang du am fanweeri at nangam war a samp kër mënatuñoo am benn terrain ci Ndakaaru nii la Wàdd jëfandikoo sunu suuf soo su nekk diggante aéroport ak Yoof jëfandikoo yeneen ya nekk ca gannaaw foire internationale jëfandikoo ko ca la nekk ca zone de captage boo tàmbalee rond point Hann boobu ba ngay dem ca école soxna Mariama Niass yàlla na yàlla yokki leeram loolu lépp mu fab ko joxe nii mu joxe lii nii la joxe juróom fukki hectare ak juróom benn waajooju pour mu bu ko jaayee mu fab ci fukki milliards ak ñaar faye ko monument coréen ya nga xam ne ñooy tabax monument de la renaissance africaine donc noonu la demee tabaxu monument bi donc ci fen la départ fen wu mag a mag fen wu mag ak jalgati yoon yu baree bari jalgati bu njëkk bi mooy dafa jalgati li ñu tuddee code des marchés publics code des marchés publics même bu fekkente ni mu ko joxee di yoon dafa waroon a parce que marché bu ëppee 25 millions da nga war a def appel à la concurrence appel d'offre boroom xam-xam yi la wër toog seet monument de la renaissance bii nu bëgg a defar war naa mel nii war naa mel nii war naa mel nii war naa mel nii ñi ko war a defar war nañoo xarañ am xarañ bi te war nañoo ci seen liggéey war nañoo liggéey lu xaw a mel nii maanaam ñoom expérience bu ko defee appel d'offre bu nga lancé ko publier ko ci journaux yëpp taskati xabaar yëpp kii ko bu ko defee bu boobaa kun Mody Niang ma nekk Sénégal bu loolu yaakaar ne mën na ko mu def offre ne man de mën naa ko def ci lii Massamba ma nekk Kaolack ne man de mën naa ko def ci lii ka nekk France ne man de mën naa ko def ci lii ka nekk Conakry ne man de mën naa ko def ñu dajale lépp bu ñu ko seet ba ñu ne diw mii day moom li mu kii yanu na maanaam woyof na li mu ne moom la koy defaree woyof na te ensuite am na xarañ bi bu ko defee booba ñu jox ko marché bi signé ko ña ko war a signé ñu xam ni léegi nangam mooy tabax monument de la renaissance africaine nangam boobee bu dee 5 milliards 6 milliards ñu prévoir ko ci budget bi dañu koy prévoir ci budget bi ak nan lañ koy fayee ak comptable bi koy fay kan la loolu lépp dañ koy prévoir ñaata la ñu prévoir ko ci budget nan lañ koy fayee ñu prévoir ko ci budget ban comptable moo koy fay ñu def ko ca mu leer nañ loolee lépp amu ca ñoo toog ne 12 milliards yoonu budget yoonu état loolu mooy jalgati bi gën a njëkk te bu ñu ko doxalee woon noonu ma ni bu ñu defoon appel d'offre wallahi am na ñett ñu ma laaj ñoo xam ni boroomi xam-xam lañ ci mbir mi ñu am xam-xam mënaguma tudd seen tur nag awma ci sañ-sañ waaye ñett ña ma laaj ka ca gën a kawe ne monument de la renaissance lii mën na koo tabax ka ca gën a kawe nee na ma 5 milliards mënu koo passé 5 milliards waaye juróomi milliards dafa bari milliards 1000 millions la ñi nga xam ne ñi ngi jaar Corniche Ouest xool leen teen xool monument de la renaissance africaine jàdd leen dugg xool ci biir lañ fa def ñu ne parce que 12 milliards yi moom lañ njëkk a wax waaye bu ma demee ba ci biir waxtaan yi danaa leen wan ne yokk nañ ci 8 milliards muy 20 milliards ñaar fukki milliards monument de la renaissance bii ngeen di gis bu ngeen rombee Corniche Ouest ñaar fukki milliards bu ne 1000 millions man de duma technicien waaye lii ko xam ni mënut a jar 20 milliards te 20 milliards rek ñu ko jox ay coréens ñi ma tuddee des coréens sans visage kenn man di xaw ma li musuma leen a gis te gisuma ku ne mas na leen a gis waaw ku yaakaar ne nag Abdoulaye Wade ak partenaire am boobu mu àndal danañ fam ñaar fukki milliards jox koy coréen bu la neexee nga gëm ko man Mody Niang mi ma yaakaar ne am na lu ma xam ci Abdoulaye Wade day
20 milliards yi waru leen caa jox lu mat 5 milliards man mooy li ma jàpp. bref noonu la demee beneen violation contrat yi mu doon signé ak waa ji ak yeneen kayit yi ci aju yépp ñi ko signé amuñu sañ-sañu signé ko muy beneen jalgati parce que ñi ko signé le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget ak yeneen ministre par exemple ministre patrimoine habitat construction ministre d'état de l'urbanisme nangam de l'hydraulique etc. ministre délégué auprès du ministre de l'économie ak yeneen ministre ñoo ko signé te ñooñu amuñu sañ-sañu signé ko amuñu sañ-sañu si foofu it dañ fay jalgati yoon dañoo jalgati li ñu naan code du domaine de l'État waaw code bi dafa ne les actes intéressant le domaine de l'État sont dressés par le service des domaines et l'État y est représenté par le gouverneur dans la région de Dakar et par le préfet territorialement compétent dans les autres régions yu mel nii boo amee bu dee Ndakaaru gouverneur moo war a jiite mbir ma waaw état ñu représenté ko ca gouverneur a koy jiite ca foofa état yónnee fa ab représentant ministre de l'économie et des finances amul droit signer dara dafa war a approuver rek day approuver waaye bu ñu demee ba signer acte bi dootu ministre bi gouverneur région de Dakar bu dee Dakar bu dul Dakar préfet ba nga xam ni moo nekk ca région yooyu ñoo koy jiite muy beneen jalgati te du lool rek fen yi ak jalgati bi du lool rek partenaire u président boobu mooy ki ma tudd léegi jox nañ ko 56 hectares 56 hectares lu mu njëkk a def ñu bari nee nañu Wade moo ko digal ñooñee mu koy jaay soxlawuñ ko woon mais Wade moo leen ko digal ñu bari wax nañ ko waaye li ma wax nag nekkul ci fi ma sukkandiku pour wax lii parce que man maa ngi sukkandiku ci rapport inspection générale d'État dana leen ko leeral léegi am na ñu ne ñu bari ñu ma ko wax ñu jege ngóor ga nee nañ ma Wade moo wax IPRES ak caisse de sécurité sociale ñu jënd lii leen partenaire bi war a jaay donc 56 hectares ya mu jël ca ñaari parcelle bii mu jaay ko caisse de sécurité sociale bii mu jaay ko IPRES ñoom ñaar am na ca fanweeri milliards ak lu topp ñaari parcelle yi bii mu jaay IPRES bii mu jaay ko caisse de sécurité am na ca fanweeri milliards yooyu buñ ca génnee ay frais parce que def na lotissement nag waaye ñi dëkk foofu xam nañ lotissement ba na mu demee ak ya ca manqué lépp bref ba mu ca dindee frais ñaari parcelles yooyu mu jaay IPRES ak caisse de sécurité sociale am na ca bénéfice 7 milliards 652 950 francs 7 milliards 652 millions 950 mille francs bénéfice te fekk mu dese fanweeri hectare ak juróom-benn mani ba mu fabee ñaari parcelle jaay ko IPRES ak caisse de sécurité sociale ci lu toll ci fanweeri milliards ak lu topp am na ca ngañaay bénéfice 7 milliards 652 950 francs te dese nag fanweeri milliards ak juróom-benn fanweeri milliards ak kooku bu ko jaayee dana ci amaat lu ëpp 7 milliards yi boo ko toppee lu bon 15 milliards dana ko am ci lu bon laa leen wax de dana ko am ci 56 milliards yooyu ñu ko jox 56 hectares yi ñu ko jox ci 4300 francs le mètre carré Wade bu ne day tabax yi milliardaire nu gëm ko nee na da koo jàng ci ko jàngul dara lii moom yomb na lii de mën naa ko ñëpp mën nañ ko du lu mu jàng daa ñeme yàlla dong daa ñeme yàlla te bëggub xaalis parce que kenn du jàpp ne ñaar fukki milliards yi ñu ne jox nañ ko ñooñee Wade ak partenaire bi dinañ ko kenn gëmu ko bref wax na dëgg mën naa tabax milliardaire waaye nii la ko mën a tabaxee te li metti mooy jëfante bii moom ngóor soosu ak IPRES ak caisse de sécurité sociale yooyu demante bi dikk bi dafa am lu ca état war a am
daanaka état mu ca dara daanaka état mu ca dara te li ci gën a kii ñu ne waaw IPRES ak caisse de sécurité sociale ay démembrement de l'État ci biir état lañ bokk mu ngi mel ni borom kër gu mag am kër gu mag ay néeg ya IPRES ak caisse de sécurité sociale néeg ya ca biir borom kër ga lañ nekk ca biir kër ga ay démembrement de l'État lañu ci biir état la ñu ne waaw lu tax état jaayalu ko boppam waaye bu bëggee jaay kay état am na yoon wu mu war a jaar pour jaay ko ñooy lu tax jaayalu ko boppam Ablaye Wade ne leen fa tegg dem wuti un partenaire privé kii ma leen wax ci condition yii mu jox ko 56 milliards yi loolu moom xel nangu ko waaye ba tey nu dellu si ci 12 milliards yi nga xam ne bii ca ba ñuy door la ñu ne moom la ñuy fay coréen ya danañ ñu dem a dem ba ñu ne yokk def nañ avenant mooy buñ la joxee ab marché ci nangam nga dem a dem ba yàgg nga xam ne lii nga doon mën nga ko cee def kat waroo ko cee mën a def ngir peut-être que ba nga koy tàmbali matériel ba ciment baak fer baak nangam lañ doon jar yokku na lool bu boobaa ñi ngi ko digaleel da ngay laaj avenant parce que da nga doon mën nga ko def ñaari téeméer mënatoo ko def ñaari téeméer il faut nga yokk ca dara looluy avenant ñoom dañoo xëy rek ne avenant 8 milliards yu yokk ci 12 millions te avenant même bu fekkente ni ñi ngi ko digaleel nangu nañ ko avenant par exemple bu dee 100 francs avenant ba mënut a passer 25 francs maanaam 25% du montant initial la ñu ne woon moom lañ koy tabaxee boo bëggee avenant loo ci yokk ba mun la weesu 25% la ñu njëkk ne moom lañ koy defaree ñoom seen avenant bi 8 milliards te avenant bala nga koo def da nga koy sukkandiku ci lu dossier technique wane ne lii moo tax lu leer nañ ba nga juboo caag ña nga ko digaleel nga soog a def avenant mais ñoom seen avenant 8 milliards amul benn dossier technique ay waxi kasaw dong nga fa ne di 8 milliards donc sukkandikuwul ci benn dossier technique ensuite même bu sukkandiku woon ci benn dossier technique warul a passer 25% de 12 milliards wala lu gën a bari 50% 25% wala lu gën a bari 50 même bu fekkonte ni bii avenant boobu dañ ko teg ci yoon warul a passer loolu bii avenant nag mat na 66% du marché initial 66% de 12 milliards alors que warut a passer 25%. beneen jalgatee ngoog 8 milliards ñoo ko ca muy 20 milliards waaye sama bokk yi kan mooy gëm bu ngeen jaaree ca corniche ba xool leen ko wër leen seet la ca biir kan mooy gëm ne Wàdd ak kooku mu àndal danañ fa 20 milliards di ko jox coréen xel da ko nanguwut man moo di ñaan day li ma xam ceeb la wedd ko néew mënuma nangu ne 20 milliards yooyu jox nañ ko la tax Wàdd fab 56 hectares yi jox ko digal IPRES ak caisse de sécurité sociale ñu nangoo jënd loolu mu jaay leen xam ngeen ne milliards yi mu doon joxe millions yi muy joxe fu mu toll ñu naan ko Wàdd dafa baax Wàdd dafa yëngu Wàdd ci yu mel nii la koy jële 20 milliards yi coréen malheureusement kenn xamu leen kenn du leen gis waaye ku leen mënoon si waxtaan ak ñoom wallaay dañ la wax ne jotuñ 5 milliards boroom xam-xam yi nee nañ liggéey boobu mënut a passé 5 milliards waaye nag Ablaye Wade lim daan def lépp noonu lay doon surfacturation yu garaaw a garaaw danaa waxtaan ak yéen bis ci université du futur africain bee mu defoon ca Sébikotane ca gannaaw Sébikotane université du futur africain laa xawla wala xawata lam ca def dafa jéggi dayu ba muy dem déjà ba ñu calcul lañ ca jot a def mën na fanweeri milliards ak juróom ci ay quelques bâtiments yu taxaw liggéey Ablaye Wade ñi gaa yi kañoo def na lépp lu mel noonu la waaw
nu jàll. Donc monument de la renaissance africaine bi bugguma wax lu bari bi yoon liñ naan scandale, un gros scandale, njaaxum gu garaaw a garaaw la. mi ngi mel ni njaaxum yi nga xam ne yi rek boo toppee Ablaye Wade 2012 ba 2000 ba 2012 njaaxum rek la daan def ay surfacturation yu garaaw a garaaw a garaaw. njaaxum yu mel ni nii dama ne financement monument de la renaissance africaine nii ma la ko waxee ay njaaxum rek ci fen la déparé bu mag ak jalgati yoon. te lu baree bari liñ tuddee réalisation Ablaye Wade dana am lu ma ci wane lu baree bari nii la demee ay njublang ay fen ay jalgati yoon rek la demee. waaw damay fàttali ne bi mu joxee 56 milliards yooyu 56 hectares yooyu kooku ma tudd léegi ci 4300 francs le mètre carré moom lu mu ca jaay rek am sa bénéfice 7 milliards de ces 36 hectares moom mi ngi ko jox ci digg bi terrain yooyu ma leen di wax. la féete sow mu jox ko keneen kuñ naan Cheikh Amar kooku dinaa dellu si ci moom parce que li fi Ablaye Wade nekk lépp luy matériel agricole ay tracteur ay nangam lépp moo ko jënd. ñii ne Inde ñii ne Brésil lépp moo ko jënd marché de gré à gré moom rek moo ko daan jënd temps yi Ablaye Wade. danaa dellu si kooku ci matériel agricole yi mu daan jënd mu doon ay scandale yu bari bu yàggul rek am na benn site Dakaractu xëy génne ne kooku di Cheikh Amar ak bi rakkam walla magam jot nañu ay commission 12 milliards yu jóge ci MDL. ñooñu mooy ñi nga xam ni tey ñooy exploité sunu zircon bi ak ilménite bële ca boori Mboro 12 milliards jóge na ci kooku dem ci Cheikh Amar moomu ak rakkam walla magam wane ne ma bu njëkk kii bu njëkk bi ñu yónnee nangami milliards ci compte sangam lañ ko def ci banque sangam ba ca topp nangami milliards ci compte sangam banque sangam ba ca topp ci ba mu mat 12 milliards jóge ci MDL boobu dem ci Cheikh Amar kooku nga xam ne di toppatooy mat lu mu jotee MDL mais di exploiter zircon ci Sénégal. mais li ma jaaxal mooy ci ëllëg daanaka benn journal waxu ci benn rajo waxu ci man rek maa def contribution wax ne waaye 12 milliards waaw lu ñu jotee kii ba mu koy joxe ak 12 milliards yi fu mu tegu kenn waxu ca. Sénégal a mel noonu ci ëllëg benn journal waxu ci benn rajo waxu ci benn télévision waxu ci loolooy sénégalais moo tax damay wax toujours ne c'est dommage que Sénégal amuñu ay journalistes yu mel ne waa Mediapart bu ma ko waxee nag jotuma ak ñoom dara am naa sañ-sañu nag laaj loolu waaw mooy ni mu demee. donc pour ma jeexal suuf su toll nii li mu jox kii ku njëkk ki ma tudd njëkk a tudd pour mu financer monument de la renaissance la féete sow mu jox ko ki ma tudd léegi borom 12 milliards yi ma doon wax léegi muy Cheikh Amar la féete penku mu daggat ko ay parcelles commencé di ko jox ñooñam jotul a jeex mu ñàkk nguur gi doomam Macky Sall remplacé ko continuer joxe ba bu ngeen demee niñ ko joxe ak ñañ ko jox c'est pas sérieux alors que bu Wade maandu woon bu doon président bu maandu nga xam ni Sénégal rek ko tax a jóg nëgë ni terrain yaa ngi fi bu ñu bëggee hôpital tabax ko fi bu ñu bëggee lycée tabax ko fi bu ñu bëggee école primaire tabax ko fi bu ñu bëggee marché Sandaga mën nañ ko tuxal fii lu ne mën nañ ko fee def wala Sicap ñu jox ko ci mu tabax yi logement wala ñu jox ko HLM mu tabax fii logement loola lépp Abdoulaye Wade def ko mu jël suñu li nu moom le bien public noo ko moom amu ci benn sañ-sañ dëgg ci 56 milliards jox ki ma njëkk a wax la ca des la féete penku sow
mu jox ko keneen ki ma ci teg ki ma mujj wax muy Cheikh Amar la féete penku mu daggat ko ay terrain di ko jox ñoo xam ni ñii li tubaab di wax c'est déjà des nantis ñu mën seen bopp lañu déjà doo ca gis kenn koo xam ne kii ku mel ni Mody Niang la ku néew doole la wala boo ko ca gisee ay jarbaati Ablaye Wade la ñu doon wala ay doom ay sëtam ak ñi ko wër Macky Sall tam c'est pareil ñam ko jox borom ñi am mën seen bopp am ñaari kër ñetti kër ñu fab dolli jox leen te booba ay xale ngi fi yoo xam ne am nañ fanweeri at ak juróom wala yooyu war a samp kër amuñu léegi bu ñu bëggee tere dañuy dem ba gannaaw jëm ñaaño loolu c'est pas sérieux voilà ce que Ablaye Wade a fait Ablaye Wade mi ñenn Sénégalais yi naan war nañ koo sargal Ablaye Wade mi nga xam ni am na gone gu sot gannaaw sama waxtaan wee mu bind ab compte yónnee ko ci ñaari journaux ñu def ko seen ci à la une Mody Niang xaw ma lan dégg kii mu jotuma ko parce que man aw ma tontam Mody Niang nangam ñu def ko à la une te bu doon journaux yi bu doon maa bind tey moo ñàkkoon fayda ba di ko tontu ci journal sama réponse duñ ko def mukk à la une ca biir lañ koy def waaw gone gu sob bokk ci liñ naan mouvement des karimistes mouvement des karimistes nee naay daf may voilà kooku ne waaw dama bañ Ablaye Wade waaye Ablaye Wade est un don du ciel Ablaye Wade xéewal la gu jóge ci sunu borom xéewal la de ci ñi ma tudd xéewal la de ci ñi saaxee suuf si di leen ko jox xéewal la ci ñuy sàcc sunu millions yi sunu milliards yi depuis jamonoom ba nëga ni te dara fekku leen ci pour ñooña de Ablaye Wade xéewal la waaye lépp ci xeet bi day Ablaye Wade musiba la du xéewal ab musiba la dem na sax ba di comparer di méngale Ablaye Wade ak Mahatma Gandhi mu Inde ak Martin Luther King États-Unis d'Amérique ak Nelson Mandela mi ngeen xam dem na ba di leen la xawla wala xawata Ablaye Wade nga koy méngale ak Mandela Martin Luther King Mahatma Gandhi la xawla wala xawata ma ni Mahatma Gandhi Martin Luther King ak Nelson Mandela duñu fen duñu sàcc duñu fen duñu sàcc ma ni ñett ñooñu duñu fen duñu sàcc lu ñu xam la mais comparé leen nag Ablaye Wade nag man dafa jéggi dayoo waaw ñooñee duñu fen duñu sàcc duñu rëy nit dama ni Nelson Mandela ma njëkk ca Mahatma Gandhi Martin Luther King Nelson Mandela duñu fen duñu sàcc duñu rëy nit méngale leen nag góor gi ñu naan Ablaye Wade dafa jéggi dayoo duñu rey ñu njëkk ña sax Mahatma Gandhi ak Martin Luther King dañ leen a rey ñooñu de duñu fen ñooñu de duñu sàcc ñooñu de duñu rey foofu daal lay yem ak yéen sama mbokk yi xaw naa gudd sax waaye mënut a ñàkk li ma ci war a wax lépp mënuma ko wax te may leeral ne lii may wax lépp du dara lu ma ci sos dama ne njaaxum yi ma wax tubaab di ko wax scandale yii ma wax fii te bàyyi ci yu baree bari pour ma bañ fi bañ a gudd njaaxum yépp inspection générale d'État ñoom ñoo ko constaté ci seen rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes juillet 2014 page 67 76 ma ni njaaxum yi Ablaye Wade yi mu def ak ñooñu mu àndal te waxuma yépp am na yu baree bari ña nga ca biir waaye dama bañ mbir mi gën a gudd ma ni njaaxum yooyu yépp inspection générale d'État ñoo ci duut baaraam ci seen li ñu tuddee rapport public sur l'état de la gouvernance et de la reddition des comptes juillet 2014 fu ñu ko defee ca page 67 ba page 76 ñi am jot nañ fa dem danañ gis yeneen njaaxum yu dul yi ma leen wax bon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant te di jégalu xaw naa gudd waaye mënut a bañ a gudd scandale yi njaaxum yi daa bari dama cee tànn rek lii ma wax ak yéen
waaye lu bare nga ci biir ñi am jot nañ dem xool ko dañ ne ah Mody Niang am na lu mu bàyyi woon ci lii bu nu toogee ba jëmi jamono nag danaa jël beneen njaaxum beneen thème njaaxum yi Ablaye Wade ma waxtaanee ko ci yéen pour ñu xam ni moom kat ak lu laal ci moom 2024 dañ fa war a jóge jàmm ak jàmm